asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci seetaan bi ngeen di seetaan seen chaîne Soodaan TV tey jii ñu dalalaat docteur Seydina Limamou Mahdi Diagne mu nekk gériatre nutritionniste diplômé en diabétologie docteur ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di nuyu waa Soodaan TV di nuyu tamit ñi ñuy seetaan di leen gërëm encore une fois ci gise bi nu gisewaat. jërëjëf docteur si nangu bi ñu nangul invitation bi tey jii ñuy waxtaanee feebar bu ñuy wax diabète docteur lan mooy diabète. waaw diabète benn feebar la du ma ni jàngoro sax nag bu nee jàngoro day mel ni benn doomu jàngoro mooy dugg ci nit ki waaye mën na ni daal dafa am lu soppeeku ci nit ki lu ñëw gane ci nit ki dëkk ci moom maanaam soppeeku boobu nag. moo tax li ñuy tuddee gàddaam wala pancréas ci tubaab gàddaam ci wolof defe naa noonu lañ koy faral di tuddee la mu doon njariñ ci nit ki njariñ loolu moo wàññeeku njariñ loolu mooy fu nit ki daan lekk rek bala mu lekk rees la nga xam ne moo say xeetu suukar ci biir lekk ga bu ñëwee ba ci deret ji jeexit bi ñuy tuddee glucose jeexit boobu dañ koy daal di jël rek dégg am fu ñu ko denc ci yaram bi mooy ci res bi ci muscle yi maanaam suux yi la sa des ñu soppi ko mu nekk graisse ñu denc ko ci graisse bi nekk ci nit ki loolu nag dencin boobu moom moo jafe donc diabétique bi dafa am jafe-jafewu denc suukar bi nekk ci yaram bi nga xam ni ci lekk bi la jóge dencin boobu nag dafay mel ne rek nit ki dafa am caabi yi nag mënatul tijji dencukaay yi caabi jooju nag mooy insuline boobu la gàddaam gi di liggéey donc diabète boobu dafa bari ay façon am na ñoo xam ni ñu gën a bari ñooy diabétique de type 2 maanaam ñoom seen gàddaam mën na liggéey insuline bi waaye la muy liggéey moo doyatul wala boog la muy liggéey naam sax la ca manqué bariwul waaye mënatul def daal lañ ko sant mu mel ni rek am naa caabi waaye caabi ji dafa foire mënul tijji loolu la ñuy tuddee insulino-résistance insuline bi doyul maanaam caabi yi doyatul pour tijji dencukaay yi loolu moom la ñuy gën di faral di gis ci diabétique de type 2 bi nga xam ni buñ jëloon téeméeri nit yu ne juróom-ñett fukki yi daanaka diabète boobu la nam mooy diabète de type 2 diabète de type 2 boobu mooy ñaareelu diabète bi en quelque sorte mooy buñ jëloon fukki nit juróom-ñett yi moom la nam mais beneen bi maanaam ñaar ñi nga xam ni am nañ diabète ñoom ñu si gën a bari diabète de type 1 lañ am diabète de type 1 mooy dal ndaw ñi ñu gën a ndaw xale yi ba léeg-léeg sax dina dem ba ay ñaar fukki at léegi ñenn ñi sax mën a dem ba ay fanweer ñooñu seen gàddaam seen pancréas moo mënatul liggéey dara ci insuline dafa mel rek dañ jekki-jekki rek am lu nekk seen yaram fan doon liggéeyee insuline ba usine ba daal di fay daal di tëj nga xam ni ka doon liggéey caabi yooyu ma waxoon sànq ni pour tijji dencukaay yi nekk ci yaram bi usine ba mënatul liggéey dara ci caabi donc kon les cellules yi nga xam ni ñoo nekk ci pancréas bi ñu tuddi leen cellule bêta des îlots de Langerhans ñoom ñooy jeex ñooy naxasaay ba nga xam ni nit ki amatul dara ci insuline mooy diabète bii daal xale yi léegi nag am na yeneen diabète yu ndaw yoo xam ni yeneen type yu ñu tuddee diabète LADA diabète modique ay diabète gestationnel ak yeneen diabète secondaire yi yooyu du ma ci dugg mais yooyu bariwul loolu waaw loolu daal bu doon dañuy waxaat lan mooy diabète mooy nit ki dafa manqué dara ci yaramam la ca manqué mooy li ñuy tuddee insuline loolu nag naka lay manifesté mooy que kon suukar soo ñu waroon denc ci yenn cër yi ci biir nit ki dencin bi jafe na kon lu ñu dencul ba bu jafe kon day nekk ci dara ji rek di tambambalu ba nga xam ne buñ ko seetee buñ ko mesuré buñ ko nattee dañuy gis ni passé na kat benn gramme ak ñeenteelu xaaju gramme maanaam passé na 1 gramme 26 bu passé loolu bu saa ñu ko seetee rek mu passé 1 gramme 26 day wane ni kon suukar bi
ba nu waroon denc mënuñ ko denc moo tax mu bari ci deret ji. bu ñuy waxtaanee ci diabète de type 2 lan mooy prise en charge bi maanaam nit bu ñëwee ngeen seet ko def test yi ngeen di def gis ne nit ki dafa am feebar bi ñuy wax di diabète de type 2 nan ngeen koy toppatoowee. waaw ni ñu koy toppatoowee déjà dañ koy wax ni maladie chronique la maanaam feebar la boo xam ni dafa ànd ak moom dafa bokk ci moom day dund ak moom mu gëm loolu wala ñu gëmloo ko ñu fexe ba mu nangu loolu parce que bu ko nanguwul rek kenn du ci mën dara maanaam diabétique de type 2 bi comme diabétique type 1 bi moom mooy faj boppam gannaaw ñu xamal ko feebar bi mooy lan mooy li ñuy tuddee éducation thérapeutique maanaam ñu jàngal ko feebaram lan la bu ko xamee la ci des lépp docteur bi da koy gunge rek da koy jàppale. prise en charge bi kon maanaam paj bi mi ngi sukkandikoo déjà ci éducation thérapeutique bi ñaareel bi ñu ne kon ñaareel poñ bi mooy lan mooy ñu wax ko ay mesures hygiéno-diététiques maanaam nan lay dundin gu bees gi ak feebar boobu nga xam ni mooy maladie chronique bi nga xam ni dëkk na ci moom mënta mënatul tàggoog moom. dundin googu lekk gu sell ci la yëngatu tamit ci la moytu tamit loo xam ni day yàq yaram ci la. yëngatu mooy lan mooy activité physique régulière maanaam nit ki bañ a toog rek du def dara toog këram toog ci canapé am di seetaan télé du yëngatu daal du def dara loolu kon bokk na ci li nga xam ni bu nit ki amoon poids sax day yokk poids bi te boobaa day diabète bi day gën a jafe pour ñu faj ko parce que encore une fois ñi am diabète de type 2 boobu am na ci ñu bare ñoo xam ni la leen ko yóbbee bokk na ci naam am na ay famille yoo xam ni ñoo koy gën a am mais bokk na ci ñenn ñi poids bu ëpp wala surpoids. demel rek may denc ci armoire di denc ba mu yàgg amatuma fu ma denc lu ëpp tuur donc bu may stocké di stocké caabi yi baax na lool waaye bu ma stocké ba mënatuma boobaa tamit dootuma man stocké dara donc kon hygiéno-diététique mesure maanaam dundin gu sell boobu yëngatu ci la yëngatu boobu ci paj bi la ni nit ki di jëlee ay garab noonu lay yëngatu parce que li ñu denc ci yaram bi faw ñu jëfandikoo ko li ñu denc ci muscle yi nit ku bu yëngatuwul du ko mën a jëfandikoo maanaam il faut ngay vider pour mën a dugalaat dara il faut ngay lenn li génn pour nga mën a dugalaat bokk na ci lekk gu sell nag ci ni ñu ko xamee mooy lekk lépp parce que nit ci tubaab danaan omnivore la maanaam day lekk lépp mais lekk lépp tamit du caaginu nit ki lekk lu ko neex saa yu ko neexee ak nu mu ko neexee lekk lépp maanaam lépp day yam lépp day digg doomu ci noonu tamit ci benn repas bu ne maanaam saa yu nuy lekk tamit nan fexe nun ko mën a defee ba nga xam ne lépp ngi ci lekk yi naam am na ay ferñeent yu ndaw mooy li ñu tuddee ay vitamines ak ay oligo-éléments ak yooyu mais dafa am ferment yu mag bu dee mën ko wax nag mooy les macronutriments yooyu mooy glucides lipides protéines maanaam protéines yi mooy liy tabax nit ki mooy tabax essentiellement suux yi lipides yi mooy graisse yi maanaam yu niin yi glucides yi mooy lépp loo xam ni ci gàncax gi la jóge ba pare am na suukar waaye saful suukar toujours bu nee suukar rek ñaari dañuy xalaat suukar bi ñuy jaay ci bitig yi waaye ci médecine bi ñuy wax suukar lépp la loo xam ni ci gàncax gi lay jóge te ñu koy lekk muy xob yi muy pepp yi muy doom yi nekk ci garab yi fruits yeeg yooyu yëpp am na ay suukar donc nag ci noonu glucides yooyu naka lañ koy lekkee mooy faw ñuy xool mu équilibré maanaam mu yamale bu ñuy lekk pepp yi parce que suukar si fan la gën a bare mooy ci pepp yi ak ci reen yi bu ne ay pepp mooy dugub mboq blé foñoo mais foñoo nag moo leen gën ñoom ñëpp ak xeetu pepp yu sew yëpp reen yi mooy lan mooy reenu ñambi reenu pomme de terre reen la reenu pataas ak iñaam ak yu mel noonu boole mën nañ cee boole sax carotte ak navet ak yeneen xeet yooyu bariwul yooyu yëpp dañu bari suukar pepp yi ñoo gën a bari reen yee toppa sa léegi nag am na yoo xam ne ci lekk yooyu bariwul noonu suukar mooy yi nga xam ne ay légumes la yoo xam ne ñu ngi ci kaw en général mooy kànja yeeg tamaate yeeg
ay naajoog ay chou ak ay sobleeg yooyu daanaka la ci am bariwul lanu soranteeg xob yi sax bariwul xob yi moom daanaka presque la ci am suukar bariwul te dafa bari fibre mu des tamit pepp yi nga xam ni pepp yu mag la mooy petit pois ak lentille ak ñebbe ñun ñebbe leen gën a am ak ay haricots blancs yooyu tamit bariwul suukar léegi nag ki nga xam ni dafay def alimentation équilibrée kon day boole yi nga xam ni bariwul suukar saa yuy lekk loo xam ni dafa bari suukar maanaam saa yu may lekk ceeb naa fexe ba mu am ñebbe wala bu amul ñebbe naa ci def bëggëj wala naa ci def ay kànj ay tamaate ak yu demee noonu lu bari waxatuñu en tout cas man bokk naa si ñi nga xam ni d'accorduñ si ay juróom-benn kuddu ceeb ak juróom-ñaari kuddu ceeb d'accorduma ci ceeb bi lan lay àndal man ci loolu laa d'accord lan moo ci nekk ndax nit na trop wala déet bu nit ne tamit ban xeetu diw moo ci nekk diw bu baax parce que léegi nekkatuñu ci jamonoy maanaam glucocentricité mooy que lépp daal ci suukar lan ko diabétique bi daal suukar déedéet diabétique bi du suukar kese alimentation équilibrée te ci biir alimentation équilibrée boobu maanaam lépp a yam boobu diw tamit ma nga fa diw yi tamit dañuy xool yan diw ñooy diw yu baax yi ak yan diw ñoo dul diw yu baax diw ci misaal diw yi nga xam ni dañuy way boo leen tegee ci fu xaw a sedd nii kar wala ci fu tàngul lool boo leen gisee rek di nga gis dañuy way diw yooyu yëpp daanaka baaxunu di ci lekk lu bari néew ma benn yoon kenn du ko lekk tifaaxan man mais buñ ci lekk na néew lu mu gën a néew gën a baax ci nit ki léegi nag mu am diw yoo xam ni du way diw yi du way nag ci gàncax gi kese la mën a jóge ci gàncax gi kese la mën a jóge te yooyu nag dañu wute lay jóge ci gerte ga bokkul ak lay jóge ci soja ba bokkul ak lay jóge ci olive ba et cetera donc huile d'olive huile d'arachide huile de tournesol huile de yooyu bokkunu seetlu nañ daal ni yi nga xam ni ñoo gën a bari li ñu tuddee acide gras saturé ñoo gën a bon waaye tamit bu dee dañuy togg nit ki day togg di baaral togg bu yàgg bu dee dafa jël tamit diw yi nga xam ni ñoo gën a woyof yi nga xam ni nag buñ ko tàngalul woon peut-être que ñoo gën a baax diw yooyu dina jur yeneen xeetu diw yoo xam ni kenn xamu ko te yooyu tamit baaxul ci nit ki mën na fexe ba nit ki da am li ñuy tuddee cholestérol bu baaxul bi mooy LDL cholestérol mooy nit ki di tàngal diwlinam ba bu rosé ba koñ bépp xam ni rosi na kooku amatul diw kese mais am na ci diw boobu ay acide gras trans ay façon ay xeetu diw yoo xam ni moom lañ gis ci margarine yi nga xam ni baaxul day tax nit ki di liggéeyal boppam cholestérol yu baaxul yi te loolu kenn mën na ko maîtriser wu donc alimentation équilibrée activité physique régulière waaye tamit ay garab nit ki mënul ni dama am diabète damay def ay régime wala damay def alimentation équilibrée kese da ngay jël ay garab passé nañ jamono ji yàgg ji nga xam ne dana wax rek man duma lekk lii duma def lii ba pare yooyu wow koŋ non nit ki day lekk équilibré ba pare di jël ay garab yi nag bari nañ garab yi nag affaire médecin bi la garab yi mën a tàmbali bu dee diabétique de type 2 bi nga ma wax noonu mën a tàmbali ci ay doom mën na nekk benn ñaari doom yu wuute mën na nekk benn doom kese mën na dem ba nga xam ni tamit doom yi rek doyatul parce que doom yooyu li muy jariñ mooy lan mooy gàddaam gi la ñuy wax moom la ñuy soññ mu liggéey insuline bu gën a bari ak la mu liggéey as tuut ci insuline na leen fexe ba ñoŋal ko ba mu gën a mën a liggéey loolu bu doyul dañuy xam ni kon gàddaam gi mënatul la wala la mu mën bariwul bu boobaa nag la mu doon liggéey te mënatu ko dañ koy liggéey feneen ci biti andil ko maanaam dañuy jéggaani andil ko bu dee nag mbirum insuline bu ñuy jéggaanee mooy dañuy uti ji xeetu garab bi ñuy tuddee insuline bi ñuy pikiir ñëw dolli ko ci taxul kooku jabetam moo gën a garaaw mais kooku li muy firnde rek mooy que ni gàddaamam la muy maanaam pancréas am la muy liggéey moo doyul mais kenn du ko wax bu lekkati parce que bu lekkul tamit suux yi nekk ci moom day wàññeeku te sànq wax naa ni suukar bi fan lañ koy denc ñu ngi koy denc ci suux yi la ci des ñu denc ko ci foie bi li ci des ñu soppi ko ci foie bi lañ koy denc ci muscle yi mais la ci des ñu soppi ko graisse mais bu dee dencukaay amatul suukar bi bu demee ba ci deret ji dencukaay yi néew diabète mënul équilibré donc nit ki bu yooyee ba wow koŋ mënul ko équilibré wala pour ñu équilibré que dina jafe lool donc il faut éviter que muscle yi fondre maanaam il faut éviter li ñu tuddee dénutrition yàmp lañ ko doon wax ci xale yi loolu buñ ko amee ci diabétique dina jafe lool pour ñu équilibrer ko ak ay comprimés
wala sax foofu forcément en général dañuy obligé jëlaat insuline bi parce que il faut que ñu am équilibre donc alimentation équilibrée activité physique régulière ak ay garab mën na nekk ay doom ba ci insuline bi loolu daal mooy prise en charge maintenant prise en charge tamit maanaam nan lañ koy fajee diabétique de type 2 bi du rek am naa diabète damay toog du ma gis docteur bi at ñetti weer yu ne lu mu néew wala ñeenti weer yu ne war nga dem ci docteur bi mu defal la ay saytu ñu xoolaat ndax diabète bi laal na bët yi ndax laal na roñoo yi ndax laal na neer yi mooy yëg-yëg yi mooy ñooñu naan samay tànk day tàng day kii day mel ni courant boobu may maas ak yu demee noonu ça veut dire que neer ya kon diabète ma ngi koy laal bët yi gis-gis bi wàññeeku na roñoo yi moom nit ku du yëg dara mën na xëy rek ñu ne que roñoo yi doxatul muy insuffisance rénale muy musiba pour moom ak famille bi ak ñëpp te loolu li koy éviter bokk na ci surveillance maanaam nit ki muy dem ñeenti weer yu ne ñu dem ñu saytu ko at bu jot ñu xool xol bi na xol bi normal na xamul problème bët yi ñu koy xool muy fondé ak yeneen di ko examiner di xool tànk yi moom diabétique bi il faut que muy xool boppam bis bu ne mu xoolaat ay tànkam bu ko mënul xool tamit gis-gis bu wàññi ko mu koy am ko koy xoolal mu bañ a jël ay ciseaux yooyu di dagg ay weyam mu jël coupe-ongle wala di jël di limer ay kiyam di toppatoo ay tànkam di xool ndax amul ay xar-xar ndax diggante baaraam yi amul ay weex-weex noonu daal moom laa gisee nii buñ ko defee diabétique bi mën na mucc ci complication yooyu ma lim ba nga xam ni day dund comme normalement comme ñeneen ñëpp te ku mu waxul man day dama am diabète duñ ko xam parce que na muy dundee ak na muy toppatoo boppam tax na ba nga xam ni amul benn différence ak ñeneen ñi ndem am na lu ko manqué la ko manqué mooy insuline donc diabète problème insuline la moo manqué ci nit ki balaa muy nekk problème de suukar ak xeetu suukar. bu nu dégloo sa wax diabète maanaam ki ko am moom mooy faj boppam moom moo balaa médecin bi di ñëw moom moo war a njëkk conscience yi feebar bi ko dal moo xam ne lii ko dal du tàggoog moom. mu daal di jël mesures yi nga xamante ni moom nga leen digal jël seeni garab ak tamit mesures hygiéno-diététiques yi nga doon wax sànq. si dundin bi. léegi laal nga tuuti complication yi di ko mën a fekk si bu fekkente ne respecté wul maanaam dundin bi ngeen ko wax. lekk beeg yëngatu beeg yooyu noonu nan nga si ñu si mën a wax lu gën a yaatu. ci complication yooyu maanaam ci li nga xam ni mën na ko cee fekk bu fekkente ni diabète bi toppatoo wuñ ko toppatoo ba ca war comme ni nga ko waxee rek malade bi ci boppam day toppatoo boppam docteur bi da koy gunge ci toppatoo boobu da koy jàppale da koy bu dee yoon bi xaw na kii mu ni ko yoon bi day nii la ñu xoolandoo ñoom ñaar docteur beeg malade bi nii day buñ jaaree fii yaakaar naa ni dina mucc ci complication yooyu comme ni ma ko waxee ñaari xeet la wala bokk ñetti xeet la am na complication aiguë mooy complication métabolique mooy ñi nga xam ni dañuy def hypoglycémie parce que mais ñooñu en général dafa fekk traitement ba leen jox dafa fort lool maanaam suukar bi ñu denc lépp nekkatu ci deret ji ñu denc lépp ci muscle yi ak ci foie bi ak voilà ñooñu par exemple suukar bi mooy énergie bi mu manqué lool parce que garab yi leen jox fort na lool. ñooñu dañuy xiif ñax sonn parce que seen suukar dafa raar dafa wàññeeku lool ci deret ji loolu la ñuy gën a ragal ñun ci mag ñi surtout parce que hypoglycémie day faat bu gaaw ñi jël insuline bokk na ci ñuy gën a am risque hypoglycémie mais tamit loolu bokk na ci jàngal yi ñu leen di jàngal pour ñu éviter ko ñi jël tamit xeetu garab yi ñu tuddee sulfamide hypoglycémie ay doom la. dans diabétique de type 2 ñooñu tamit mën na def hypoglycémie yooyu mooy complication aiguë yi bokk na ci ak hyperglycémie maanaam suukar bu yéeg lool xam nga hypoglycémie mooy suukar bu wàcc lool bu yéegee lool nit ki di tuur ndox lool di naan lool di wàññeeku di jeex loolu mënul wéy maanaam nit ki di tuur ndox lool buy tuur ndox c'est parce que suukar bi dafa bari lool ci deret ji roñoo yi ñuy bàyyi suukar si muy génn maanaam buñ ko doon misaal ci tame sunguf dañuy mel ni tame sànqal wala tame cere muy bàyyi suukar si muy génn
parce que mënatul delluwaat gannaaw jaaral ci put gi ñëwaat ci gémmiñ gi meg mi ngi si deret ji faw mu ñu génn ko lu gën a bari léegi nag ñooñu saw bi day bari léegi ndox bi kon bu boobaa nit ki day naan lu bari parce que nit ndox moo gën a bari ci yaramam du yam foofu comme énergie bi fi mu doon jëlee carburant am dem na ci saw bi mais nit ki day continuer dund day jëm a bañ lu bu boobaa kon li nga xam ne moo nekk ci muscle yi ñu koy tudd ay protéines ak graisse ga fa newoon graisse googu la ñuy jël ñu tëgg ko mu nekk énergie jël protéines yi tamit soppi ko mu nekk énergie bu boobaa nag nit ki jeex mënul yam foofu buñ réglewul problème bi bu nit ki buñ ko fajul mais day continuer bu demee nag ba nga xam ni nag la mu lakk ci graisse ëpp na parce que la muy jur ci wàllu xeetu jeexit mën a indi li ñuy tuddee ay corps cétonique bu boobaa nit ki day dem dans le coma ñu tuddee ko coma acidocétosique wala boog ndox bi wàññeeku lool ba mu jeex ngeer ba nga xam ni mën na indi li ñuy tuddee hyperglycémie hyperosmolaire boobu bari na ci mag ñi wala boog ay acidose lactique boobu c'est assez fréquent boobu moo gën a rare moo gën a néew yooyu ñooy complication aiguë yi maanaam mën na dal nit ki bu gaaw maintenant yi nga xam ne nag du dal nit ki ci bu gaaw mooy complication chronique yi yooyu laa ni ñaari famille la benn famille bi mooy li ñu tuddee complication microvasculaire maanaam sidit yi nga xam ni fa la deret ji jaar yu sew yi yu tuuti yi yooyu mi ngi ci ginnaaw bët yi donc gis-gis mën na wàññeeku bu fekkente ni sidit yooyu dañu fàtt mi ngi ci ginnaaw mi ngi ci roñoo yi segginu deret ji mën na jafe mooy li ñuy tuddee insuffisance rénale mais balaa loolu dina indi néphropathie diabétique beneen bi mooy neuropathie mooy nerf yi nga xam ni mooy tax nit ki di yëg-yëg yi mën na wàññeeku bu fekkente ni lay dundal li xeetu yëg-yëg yooyu danoo dee moo tax ba nit ki diabétique boo xam ni traité wuñ ko mu évoluer ba am neuropathie non seulement tànk yi mën na tàng mën na am ay crampe mën na am ay fourmillement maanaam mu mel ne ay sànqale ñu koy dox wala ay lakk-lakk kooku mën a dem ba nga xam ni dootul yëg maanaam anesthésie mu dëgg ay xal wala mu dëgg ci ay pont wala yooyu du ko yëg loolu complication la tamit bu garaaw ba nga xam ni ci neuropathie lañ koy gis ci sidit yu sew yi maintenant mu am sidit yu mag yi mooy complication macrovasculaire bokk na ci tension mooy hypertension artérielle bokk na ci coronaropathie maanaam xol bi coronaire yi sidit yi nga xam ne ñooy suuxat xol bi dem ba mel ni dañu xat ba mel ni luy fat loolu mën na indi sax lu ñuy tuddee crise cardiaque mën na tamit fatt coronaire yi carotide yi mooy sidit yi nga xam ne ñooy dem ci bopp bi yooyu tamit bu xatee ba xat mën na indi yenn xeetu feebar yu mel ni ay AVC ak yooyu bu fekkente ni dafa am lumbu deret bu sosoo foofu yéeg ci bopp mën na indi tamit artériopathie oblitérante des membres inférieurs maanaam sidit yi suuxat tànk yi dama dem ba sew ba nga xam ni nit ki pour mu suuxat ay tànkam sax day jafe ba nga xam ne bu amee góom sax pour góom bi mën a weer day jafe yooyu mooy complication wu diabète ci misaal ñaari groupe aigu maanaam yi nga xam ni mën na dal nit ki saa si bi ñu ci gën a ragal mooy hypoglycémie ak acidocétose yeneen complication chronique yi mooy yi nga xam ni mooy dal sidit yi nga xam ni ñooy suuxat yaram bi fépp ci yaram bi waaw loolu nag pour éviter ko mooy jël ay garab te tamit ak mesure hygiéno-diététique yooyu ma wax maanaam dundin gi am dundin gu sell ba pare di jël ay garab di dem ci ay rendez-vous bu amul rendez-vous sax jéem a laaj waaw man lu tax amul rendez-vous jéem a xool parce que docteur bi la mais ak malade bi surtout mooy faj bopp. comme ni nga ko waxee rek diabétique bi moom mooy faj boppam docteur ñoo ngi lay jaajëfal si nangu bi ñu nangul interview bi ñu ngi leen di remercier yéen tamit mbokku internautes yi di leen wax ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah si Soodaan TV jërë ngeen jëf. jërëjëf.